internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañu leen bu baax a baax di bëgg ànd ak yéen ni ñu koy defee saa su ne waaye également tey am mbégte dalalaat Dame Mbodj nga xam ne kenn dootu ko présenté secrétaire général bu CUSEMS Authentique nara waxtaane nag li nga xam ne mooy actualité jëm ci wàllum élection législative mooy falum député yi waaye itam résultat yi nga xam ne ñu ngi koy xaarandeek li jot a xew lépp nañu ci waxtaan ak moom Dame nuyu nañ la bu baax a baax am mbégte dalal la ñu bàyyi la nga daal di nuyu ak internet Dakar Buzz yi lay seetaan. waaw jërëjëf soxna Ngoné maa ngi lay sant di la gërëm di am mbégte comme ni ma ko daan amee di la dalal fii ci siège su CUSEMS Authentique pour ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy xew-xew bi mooy élection yi nga xam moom lañ génn te ñëpp di xaar résultat yi ñu war a jàngat li nga xam ne moo ci am actuellement ak li ni nga ko gisee comme ni ma ko daan waxee man maa féete ci ab camp waaye duma parparloo lépp lu may wax ci ay firnde laa koy teg du ma waxantu ragaluma nag samay wax ku ma ci mere parce que ku ma ci mere damay dut baaraam ci loo xam doo ko mën a dindi ku ci war a kontaan ku ci war a mer bu ëllëgee yàlla àtte mais dama gëm man ne lépp lu ma wax ci àdduna ëllëg bés pénc damay taxawaat ci yàlla ci kanam yàlla subhaanahu wa taala ñu àtte ma ci li ma fi wax ak li ma fi jëf du ma nit nag koo xam ne ku parfait la waaye toll duma ci sama àdduna foo xam damay wax loo xam ne dañ ma ciy xeeb wala may wax loo xam parloo moo tax ma wax ko wala ma wax loo xam ne sama intérêt moo tax ma wax ko lépp lu ma wax rek intérêt Sénégal a tax ma wax ko parce que man dara ñoruma parce que dawuma ci ginnaaw lenn dawuma ci ginnaaw kenn dëgg rek moo ma ñor te ci loolu laay sax incha allah ñu tàmbale ko ak commission de recensement bi muy commission nationale de recensement des votes gis nañu léegi rek ki nga xam ne moom mooy Déthié Fall jóge ci tribunal bu Ndakaaru ngir saytuwaat yi nga xam ne bëggoon nañu xool ko muy PV yoo xam ne amul signature ak yooyu ba nga déggee xibaar bi nan nga ko jàngatee. waaw man xibaar bi bettuma ndaxte xam nga ñun ay jàngalekat lañ te élection yi jàngalekat yi dañ ci am doole parce que bureau de vote yi ñoom ñoo fa nekk jàngalekat yi dañu xamante aussi xam nañ jàngalekat yi ñu ëpp bu ko nit ñi nangoo buñ ko nangu loolu mooy dëgg ci réew moo mën a dem nag ñu ëpp ci jàngalekat yi ñu ngi nekk ay opposants kon jàngalekat yi mais nit ñu leen ñoo xam dañu am rapport de vérité ak lépp lay xam parce que jàngalekat moom science lay jàngale kon nag jàngalekat yi teel nañ maa alerté ci yenn département yi yenn préfet yi di jéem a jël ay jàngalekat yoo xam ni dañoo fës ci politique parce que souvent bu ñuy defar ñi nga xam si ñooy représenté jàngalekat yi ci bureau ci bureau de vote yi dañuy jël ay jàngalekat yoo xam nekkuñu ay candidat fësuñ ci politique et cetera ñooñu la ñuy jël ñu neutre naam sax dañ naan même ñu neutre lu ci ëpp opposition la ñuy voté mais kenn xamul ban opposition la ñuy voté mais lu ci ëpp ci jàngalekat yi daal dañuy wax loolu donc man jàngalekat teel nañ ma wax ni ma am na ay jafe-jafe yu ñu sentir parce que surtout au nord jël nañu ay jàngalekat yoo xam dañoo fës ci politique al nguur gi d'accord ñu bëri ci ñu jël ci ay bureau de vote loolu waxoon nañ ma ko beneen bi mooy ñun déjà démb rek am naa man ay information yoo xam ne dinaa ci génne ay preuve léegi ci kanam ci ay dëkk yoo xam ne bu ci mel ni ay relaaw donc au nord ñu nekk di jéem a falsifier ay PV ak di def ay bourrage d'urne kooku moom lu leer naññ la dinaa ci andi ay firnde loolu moo tax lii Déthié Fall wax moo am yaa ngi koy dëggal parce que dama koy dëggal parce que loolu moo am commission nationale de recensement des votes nga xam ne le président de la cour d'appel moom moo koy jiite c'est un magistrat il est entouré des présidents de chambre parce que matière électorale amul chambre dédiée loolu moo tax bu ñu ñëwee ci matière électorale ci élection c'est l'assemblée générale de la cour d'appel moom moo koy àtte maanaam président cour d'appel bi da koy jiite mais chambre yépp ku ci nekk da nga fay am ku la fa toogal waaw léegi nag kon magistrat yoo ko wër yépp jàpp naa ni am nañ responsabilité bu rëy ci kanamu sénégalais yi parce que ñoom seen rôle mooy àtte ci dëgg léegi nag loolu moo tax li Déthié Fall wax kenn mënta comprendre loi bi wax ci article LO 142 mu wax ni durant tout le processus de recensement des votes et de proclamation des résultats provisoires képp koo xam ni bokk nga ci mandataires yi di représenter koo xam ne da doon xëccoo am nga droit saytu lépp luy këyit wu bokk ci élection yi
loo ci soxla rek mën nañ la koo jox nga xool ko. processus bi di jeex ba ba ñuy proclamer résultat provisoire yi. kooku may nañ ko ki nga xam ne moo fa toogal candidat yi. loolu la LO 142 bi wax mu leer nañ. kon démb bi ñu yegsee LO 142 bi ñu commencé travaux yi moo mayoon opposition bi ñu xool PV yi nga xam ne moo jóge ci région yi pour ñu ubbi carton yi pour xool lan moo ci tukkee pour ñu mën a comparer léegi nag bi ñu ko defee ci la yëf yi senn ci la xew ca Podor ñu gis ne ca Podor la fa xew mooy ñu am limu nit ñu voté ñoo xam ne dépassé na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ñoo inscrit ci bureau de vote bi xam nga loolu doy na firnde ni ñii ay tappalekat lañ parce que nombre de votants yi mënta ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bureau de vote yi donc loolu moom mooy jafe-jafe bi donc dañu gis ni à Podor amuñu élection bi jaaru fa yoon loolu xew Podor moo xew Ranérou moo xew Matam moo xew fépp fi nga xam ni moom la ñuy wax la zone nord dans le Fouta. mais tam mu xew ci nord bi rek. waaw parce que ñoom de tout temps zone boobu opposition bi ni mu fa war a présent wu ko foofu c'est-à-dire yeneen zone yi la opposition bi gën a am doole. que ci ni ñuy saytoo bureau de vote yi ak mandataires yi ak représentants des partis au niveau des bureaux de vote loolu mooy dëgg loolu moo tax boo xoolee da ngay gis ni foofu jafe-jafe bañ fa am mooy les représentants des bureaux de vote n'étaient pas partout kooku nag mën nañoo wax ni quand même jafe-jafe la mais li leen un crime n'est jamais parfait malheureusement pour eux li leen feeñal mooy que wax dëgg yàlla nombre de votants yi maanaam boo jëlee bureau de vote bi ña nga xam ne ñoom ñoo fa voté lim ban joxe dafa ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo inscrire ci bureau de vote bi bu ñu jëlee exemple ay relaaw fii maa ngi benn PV mooy procès verbal bi nga xam si ci bureau de vote bi la tukkee lii PV la boo xam ne copie la boo xam ne jox nañ ma ko ay relaaw la jógee PV bi lii la wax dani nombre de votants mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo voté mu ne 265 la muy ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñu ne ñoom ñoo fa voté ñu nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne maanaam bi ñu yullee kees gi nga xam ni ku voté fa nga dugal sa bulletin sa enveloppe bi ñu ko yullee ñu gis ni bulletin enveloppe yanu fekk ca biir urne ba mooy kees gi ñuy def enveloppe yéen voté ñu ne foofa ñu ngi ca fekk 295 muy ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom kon mooy yokku na fanweeri nit. léegi fanweeri fu mu jógee. voilà léegi fanweeri yooyu nag loolu la ñuy tuddee bourrage d'urne maanaam bàyyi ba vote bi pare nga dem jël ay bulletin dolli ko ci biir urne bi pour yokkal ki nga bëgg a yokkal loolu la ñuy wax bourrage d'urne bu ñu aayoon dañuy fexe ba mu méngoo waaye comme ñoom dañuy tappale te yàlla moo aay ci póotum buur bu ñuy def seen yëfu tappale yooyu toujours yàlla subhaanahu wa taala dina leeral ni ñii kat li ñuy def ay tappale la. mais foofu balaa ngay sori est-ce que tamit opposition am fa part de responsabilité ci saytu bi pour mën a toog mën a xool ba ñu compter ba mën a xam lépp comme ni ngeen fa wax da ngeen fa nekkul woon loolu tam. waaw loolu war naa la ko sànq nee naa la loolu problème la. waaye comme ñun am nañ possibilité rectifier ko mais amul benn problème. ñun kay comme am nañ possibilité rectifier ko à travers la commission nationale de recensement des votes te moom mooy bii nekk Dakar actuellement moo commencé liggéeyam démb. bi Déthié jóge sànq. waaw sunu mandataire national Déthié Fall dem taxaw ne leen léegi génneel leen ñu kees yi jógee Matam yi jógee Ranérou yi jógee Kanel ak zone bi nga xam si yëpp ñun am nañ ci ay information que jaarul yoon lañ fa def génneel leen ñu ko ñu xool ko. ñu bañ léegi nag président cour d'appel bi ni moom du ko nangu mais loolu fan la ko teg parce que article bi Déthié sukkandiku
mi ngi tudd l'article LO 142 moom moo wax ci code électoral bi que bu ñuy saytu ku ci nekk li mu am ci li mu vote mën nañ ko dañ am na droit xool lépp luy këyit boo xam ni moom lañ ko moom moo nekk ci kees yi kon nag loolu magistrat bi ko tere loolu dafa tey xel te maa ngi ciy profité pour wax magistrat yi que ñoom am nañu responsabilité bu rëy ci li nar a xew tey Sénégal parce que lii nguur gi bëgg a def foqarti victoire opposition bi kenn du ko fi nangoo te lépp lu mu jur ñoom suñu dee amee taxawaay bi ñu taxaw lépp lu mu jur di ngeen ci am responsabilité yéen magistrats yi et j'en profite pour dire à l'union des magistrats waa UMS parce que ñoom yenn saa yi def conférence de presse di wax ci jafe-jafe yi am ci biir justice bi ak li nga xam ñoom ñoo séq ku jég gi ak nguur gi li ñu séq ci ay jafe-jafe bu dee ci yoon la jëm kon nag ñoom comme ñoo war a àtte te ñoom bu ñu àttee ci dëgg jàmm am bu ñu àttewul ci dëgg fitna dina am ci réew mi su fitna amee lépp lu ci am ñoom magistrats yi ñoom ñoo responsable kon ñi ngi wax union des magistrats du Sénégal mu wax ak ay membres am wax leen ni nañ jaarale mbir mi ci yoon l'article LO 142 dafa permettre opposition bi ñu xool saytu carton yi jógee au Fouta parce que am nañ ay information que dañu def ay bourrage d'urne dañu jël ay bulletins de vote yoo xam ni kenn voté wu ci ñu dem dugal ko ci biir urne bi ba PV yi fa jógee yu ci ëpp d'abord yu ci ëpp kenn signé wu ko PV yi ci bëri amul signature wala benn signature lay am na ay PV yoo xam tamit mi ngi nii bëri na ay PV bii tamit beneen PV la même problème bi la am que li ma fi wax sànq boo jëlee beneen PV également mi ngi nii toujours ay relaaw pour donner un exemple ñu ngi nii bii mi ngi nekk ay relaaw ci bureau de vote numéro 7 bureau de vote numéro 7 ay relaaw d'accord bureau de vote numéro 7 boobu lan la wax nombre de votants yi ci lan la dañuy nombre de votants 183 nombre de votants 183 léegi ñu ni nombre de bulletins nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne mooy li mu génne ci enveloppe ci urne bi. bi ñu yullee comme beneen. bi ñu yullee kees gi li nga xam moo ca génne mu ne 195 la mi ngi nii 195 donc toujours dañuy yokk benn lim ci bureau de vote yépp bu ko defee loolooy tax bu ñu paree ci l'ensemble de la commune l'ensemble de la circonscription électorale ñu mën a am lim bu jéggi dayoo boo xam ne ku ko dégg daan ne lii doy na waar. lii lañ def partout dans le Fouta léegi nag lii ñu def ñun dañuy wax ne kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg parce que jaarul yoon te teguwul ci dëgg nañ ma jox Podor bi mooy page ma teg foofu ci. alors maa ngi jottali leen ko bu jëm Podor. mais daal ñu naan ne. donc li yokk li nga xam ne yooyu. oui ñu naan dafa yokk population bi dafa yokk ba ñu gis yenn chiffres ñu ne dañ ko falsifié ñi naan la ñu bind ak population bi yokkuwul. est-ce que loolu tamit nga ci andi un peu ay leeral lu jëm ci population Matam waa Podor waa beeg yooyu. mani loolu li ci nekk jafe-jafe la boo xam ni wax dëgg yàlla ku ko gis da ngay rus parce que qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé mooy dañoo ñëw en 2019 en 2019 Podor dafa amoon population boo xam ni mi ngi tolloon ci 98 000 habitants léegi ba mu tolloo foofu ñu daal di toog ba ci yàgg ci ñetti at te chiffre yi ñu yore chiffre ANSD la. d'accord mooy ñuy saytu. mooy ñi am ñooy saytu population Sénégal fan la toll département bu nekk ñaata ñoo fay yeewoo loolu ñoom ñoo koy def ñoom waa ANSD. donc ñoom ñooy def lépp luy statistique ci Sénégal. ci lu jëm ci réew mi ni muy doxe ci koom-koom ni muy doxe ci limu nit ñi ak ni muy doxe ci ñan ñoo ndóol ak ñan ñoo am alal loolu ñoom loolooy seen liggéey te ñoom normalement waru ñoo far fenn. d'accord léegi nag ñoom 2019 dañ ne woon ca Podor ñu ngi woon toll ci 98 000 habitants léegi nag 98 000 habitants yooyu ñu tolloon en 2019 léegi ñoom ci élection yii dañoo dem daan ne Podor am nañ ci limu ñu wote lu mat 225 000 ñëpp leen waa yéen
kon daal léegi Podor moom ñëpp ay voté maanaam Podor amul kenn koo xam ne yaa ngi fa dëkk te doo voté déjà sax dañoo am li mu voté boo xam ne sax ëpp na ñi nga xam ne ñoom ñoo fa juddoo voilà donc loolu mooy jafe-jafe bi léegi baa ma jox la chiffres yi. ayca. pour Podor. En 2019 la population mi ngi tolloon ci 98 456 habitants 98 456 habitants. loolu moo doon 2019 mi ngi nii. 98 456 mi ngi nii mu leer nañ 98 456. lii mooy limu ñi nga xam ne ñoo nekk ca Podor en 2019 mu leer nañ ci ku demoon à l'époque ci surtout ANSD di nga ko gis maintenant bi coow lu jógee démb ñu gis ne kon gis nañ ni seen tappale bi ndeysaan yàlla weer na leen bi nga xamee ne yàlla weer na leen ñoom nguur gi ñu dem daal di modifier ñu dem ca site ANSD moo tax fi mu toll nii ANSD moom yàq nañ seen der parce que bu dee lii mën nañ koo firndeel li moo fa nekk ANSD ñoom yàq nañ seen der ba faaw parce que ANSD lu sérieux la. peut-être que ñoom nañ génn andi ci ay. waaw lu sérieux la ANSD du caaxaan. ANSD bi coow lu jógee ñoom ñoo dem modifier ko léegi def daal population maintenant Podor mi ngi toll ci 433 811 ñu ne léegi depuis démb. depuis démb lañ ko modifié ñu ne démb léegi affaire bi soppeeku. mi ngi ci 433 811 mi ngi nii. 433 811 est-ce que soppite boobu mën na cee am. voilà léegi na nit ñi ñuy xam nga ñun ñu ñuy waxal. duñu ay dof léegi population bi non dañ ko changé bind ni loolu 2019 la dañu bindaat ni 2019 foofu la toll. d'accord leer na kon. donc loolu ANSD ñoom ñoo dem changé seen site bi daal di changé loolu pour mën a layal li nga xam ne mooy coow li donc daan ne malheureusement pour ñoom li leen rey mooy xam nga internet loo ci def daa am délai. daa am boo duggee da ngay xam kañ nañ ko laal. léegi ci biir site bi ni la dernière modification c'est il y a 26 minutes maanaam parce que internet boo laalee rek ñu war a ba heure nga ko laal. xam nga internet du caaxaan. dëgg la cuune weesuwul lii ñu dem démb daal di dem laal affaire bi pour changer chiffre bi pour bu ñu la waxee ñu ne non du 2019 bi du woon loolu far malheureusement ñu feeñ mi ngi nii ci suuf. kat dañ ko modifié léegi xam naa ANSD dina ci andi ay leeral. am na 26 minutes buñ ko laalee ak léegi. non lii du leer nañ la lii du lu ñuy werante. d'accord ku dem ci site ANSD di nga ko gis. fii dañoo am seen i informaticien mais opposition bi aussi dañoo am seen i informaticien. bu ñu yaakaaree ne mën nañoo nax nit dañuy nax seen bopp. mais le fait que ANSD di dugg ci affaire tappale yi lii c'est extrêmement grave. c'est vrai que nag temps yëpp nit ñi ngi koy wax. ne ANSD na mu amee woon ay chiffres yu fiable nit ñi léegi ñu ngi tey ci seen i chiffres. parce que ANSD kenn waru ko politiser. lii c'est extrêmement grave donc 2019 98 456 habitants moom la Podor amoon. donc ça veut dire que li ñu bëgg a justifier mooy l'électorat de Podor. Podor léegi dañoo bëgg a wax ni 2019 ak 2022 lu mat 125 000 personnes. juddu nañ fi 2019 ak léegi màgg fi ba am droit de voter ba noppi dem voter loolu la signifie. amuñu taxu ji. mais c'est extraordinaire maanaam amul kenn ko ko génn àdduna ñëpp ñi fa nekk ñu ngi dund ba léegi 2019 ba léegi ci biir Podor ba noppi en même temps yokk na 125 000 nit te 125 000 nit yooyu mu yokk depuis 2019 ak 2022 ci ñetti at ñoom 125 000 yooyu fa yokk maanaam ña fa juddu màgg nañ fi ba am fi 18 ans mën a voter. ba noppi ñoom ñëpp ñu voteel Benno Bokk Yaakaar waaye ñii soxna Ngoné ñii ku nu yàpp il faut ñu respecter lii kenn du ko fi nangoo. mais am léegi nag moo tax ñu ni dañu waroon annuler les élections de Podor à partir de la commission de recensement des votes au niveau départemental foofu la cour d'appel ba foofu lañ ko naroon a njëkk a annuler le vote de Podor léegi. loolu bi mu amee ñu andi bulletins yi fii ci Dakar annulé wuñ ko ba mu ñëw Dakar la commission nationale de recensement des votes ni leen ñun la loi nous permet ñu xool kees yi jóge Podor kees yi jóge Ranérou kees yi jóge Matam mais ñu taxaw ni ñoom loolu du fi amee donc loolu kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg léegi nag li ñuy wax mooy bu ñu bëggee jàmm bu ñu bëggee jàmm nu ñuy def bu ñu bëggee jàmm.
dañuy teg mbir mi ci yoon parce que suñ ko tegul ci yoon fitna dina yeewu Sénégal parce que nag ñun duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg donc li leer mooy d'abord man damay wax ak président Macky Sall le président Macky Sall dama koy leeral ni moom réew mi fitna su fi amee lépp ci kawam lay xëpp kon lépp lu fi am Sénégal moom président Macky Sall moom mooy responsable. D'accord. Parce que moom moo toog ca palais ba. di jéem a modifier. li nga xam ni moom moo am. ci élection yi. D'accord. lépp lu fi nit def ci responsabilité président Macky Sall la nekk. kon na président Macky Sall xam ni. ñun lii mu bëgg a def. élection yi jàll. Sénégalais yi voté massivement won ko ne ko pare nañ ci moom. ñàkkloo ko élection yi dans beaucoup de localités su yaakaaree ni moom mën na fee andi benn jaay doole pour foqarti li Sénégalais yi bëgg mooy jox assemblée nationale bi opposition bi pour mu bëgg a yokk voix wu Benno Bokk Yaakaar def ay bourrage d'urne au niveau du Fouta bu ko defee ci liste proportionnelle bi bu fa amee lim bu jéggi day wax dina ko permettre pour retard bi mu am dafa am retard. pour mën ko combler pour mën a am majorité non retard sur le nombre de voix de nombre de députés bi koy permettre mu am majorité absolue. Parce que pour avoir la majorité absolue il lui faut 83 députés. Actuellement 80 amu ko. loolu mooy ñu am na 82. non amu ko. amul 82 parce que Louga bu ñu génnee kees yi Louga ils ont perdu les élections. alors que déclaré nañu ne Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné. waaw loolu commission ba moo ko wax mais le préfet de Louga ci guddi gi. moo déclaré devant la presse lougatoise te organes yu bëri am nañ fa représentant et le journal RFM l'a relayé que effectivement le département de Louga a été remporté par Yewwi Askan Wi loolu mooy li leer naa ñi préfet bi moo ko wax ba joxe sax pourcentage bi ne Yewwi Askan Wi am na 52%. loolu la préfet Louga wax waaw léegi kon léegi nuñ mën a demee noonu ñun toog xëy ñu ne léegi fi soppeeku na man mii di waxee yow dama laaj waa Louga ñu ne ma amul benn bureau de vote bu ñu fi gagné fépp dañ leen fa gagné ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Mamour Diallo dañ ko baat même ci bureau de vote am dañ ko baat ci centre de vote am baatu ko ci bureau de vote am Moustapha Diop le maire de Louga Benno dañ koo baat ci bureau de vote am baatu ko ci centre de vote am Aminata Mbengue Ndiaye naam ñëwuloon voté si bureau ba mu waroon a voté dañ ko faa gagné ba noppi gagné ko ca centre de vote. Les autres responsables de Louga yëpp dañ leen a gagné seeni bureau de vote ba noppi gagné leen ci seen centre de vote yëpp Yewwi moo gagné à Louga mais Louga mooy doole ñey yéen ñëpp xam ngeen ne dañoo am ce qu'on appelle les bureaux témoins ci élection yi naka jekk dafa am bureau témoin bii yoon bureau témoin Louga yëpp Yewwi Askan Wi moo gagné mais tegaat ci ni les centres de vote yëpp Yewwi Askan Wi moo gagné nga ñëw nag ci département bi li ëpp ci commune Louga yi Yewwi Askan Wi moo fa gagné aussi bu doon sax dañuy Yewwi dafa gagné ci ville bi mais dañ ko gagné ci département bi sax nga mën a wax ne kon département bi moo ñëw comblé mais loolu amul même département bi leen faa gagné ñoom ñetti commune lañ gagné li ëpp ci commune yi foofa te commune yan gagné ñoo gën a tuuti ab lim ci département Louga léegi ñu gagné leen ay Kell Gueye gagné leen ay Sakkal gagné leen ci zone yi nga xam si ñoom ñoo ay Kër Momar Sarr gagné leen ci zone yi ëpp doole yëpp Yewwi Askan Wi moo fa gagné te am na ci yoo xam ne ay écart lañ leen gagné yu mag comme ni ñu leen gagné ay écart yu mag ci biir Louga waa léegi ñoom fan lañ mën a jaare ba ñëw naan léegi ñoom ñoo gagné donc Louga dañ ko perte Louga a été remporté par la coalition Yewwi Askan Wi loolu mooy dëgg léegi nag yooyu yëpp buñ ko defee ci tappale ñu bëgg caa ne nag léegi kenn du xool enveloppe yi léegi buñ demee mais la coalition son mandataire am na droit xool carton yi jóge Louga pour xool comparer xam ne dañoo def bourrage d'urne ci ñetti communes yi de sax foofu lañ dem def ay bourrage d'urne comme ni ñu def nombre de votants bu ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo war a voté foofu et puis dëggal Abdoulaye Daouda Diallo wax à Podor toog ak Cheikh Omar Anne ñoom ñaari ministre yooyu di wax ju xeebu naan non ñun Podor fii même le taux national c'est vrai que mi ngi tourner autour de 40% parce que ñëpp xam nañ ne législative taux bi du jóg c'est normal élection législative mënoo am taux bu élevé parce que investir ñoo bariwul bokk la élection locale quartier boo dugg dañoo ne ci liste yi
ku ci nekk yaakaar ne mën ngaa nekk conseiller ñëpp di génne seen i mbokk ak seen i xarit pour ñu dem vote ji tii dugg ci kër yi di génne parce que dañ ci am intérêt direct bii nag da ngay gis ab département boo xam ñan fa investir sax dëkkuñ ci département bi capital départemental dañuy nekk ci yeneen dëkk kenn xamu leen loolu moo tax taux bi di wàcc parce que les gens ne se sentent pas directement concernés ci réew yëpp du Sénégal kese de taux de participation ci élection législative moom mooy gën a néew élection locale parce que élection locale c'est un enjeu local boo jëlee élection présidentielle tamit pourquoi muy élevé ba tey muy tane législative mooy dafa am enjeu bu mag mooy kii gagné président de la république lay doon mooy kii yore doole jëpp kon kooku moom it ñi ànd ak moom dañuy am intérêt ci mu gagné effectivement loolu moo tax boo leen jëlee ñoom ñetti élection yi bokkuñu taux de participation léegi ñoom Abdoulaye Daouda Diallo mën a wax ju xeebu jooju daan ne non élection bi moom dañoo déparé 50% dans certaines localités nee na léegi di yéeg ba ay 95% ci yenn localités taux de participation Abdoulaye Daouda Diallo yow koo yëpp mais c'est du n'importe quoi cette déclaration loolu mënul nekk amul benn localité au Sénégal bu am 60% de taux de participation amul 50 sax presque rare ñoo ko atteindre kon Abdoulaye Daouda Diallo bourrage d'urne ngeen def à Podor moom ngeen def à Ranérou moom ngeen def à Kanel moom ngeen def à Matam te loolu kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg te ñuy wax président Macky Sall que naam comprendre nañ ko mooy dafa tiit ñàkk nguur gi te nguur gi moom nañ ci mbartal maanaam ni mu ñàkk woon local yi da askan wi dañ koo gën a taral ci législative yi. kon mi ngi jeex incha allah nguur gaa ngi jeex léegi 2024 lañ koy doggale parce que moom mënta doon candidat ku mën a teg askan wi dañ foofu lañ koy def tege na léegi nag moom li mu tiit mooy ñàkk nguur gi parce que lu tax mu tiit ko mooy njombe yi mu fi def bari na sàcc nan alalu réew mi signé nañ fi ay contrat yu jaaru yoon te tooñ na fi doomu jàmbur def na fi lu ne Khalifa Sall def ko fi Karim Wade léegi nag ba noppi sax di jéem a sax def la même chose Ousmane Sonko ba askan wi taxaw ci ginnaawam léegi nag loolu mu def ci njombe loolu la tiit ni bu ñàkkee nguur gi ñoom it danañ fayu mais dañ ko bëgg a leeral moom ak Sall jëru muy tiit di taal réew mi ñun li ñu gën mooy defaraat réew mi moo na ñor mais pas di jéem a jàpp kenn ak di ko bunduxatal ak di ko jaay doole ak di fayu loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy réew mi tegawaat ci yeneen loxo pour ñu tegaat ko yoon maintenant nag j'en profite pour dire à la première dame ka yow soo bëggee sa jëkkër ji waxul Marième Faye Sall soo bëggee sa jëkkër ji muy Macky Sall na nga ko wax dëgg pour génne ko ci loxo yi ñi ko nekk di ko manipuler nga xam ni ñu bëri ci ñoom nit ñi xam nañ leen parce que ay anciens communistes lañ ñu ci mel ne ay Kassé ay Mahmoud Saleh ay Mimi Touré nga xam ne ay opportunistes kese lañ une bande d'opportunistes boo xam ne ñoom ñoo ko wër nga xam ne ñu bëri ci ñoom vraiment c'est des reconvertis de la franc-maçonnerie ñooñu wax dëgg yàlla ñu wër ko di ko manipuler moom su bëggee jëkkëram na ko génne ci loxo yi ñooñu parce que dañ ko dugal ci musiba. nan la ko war a wax kon mais li ko war a wax mooy Macky nit ñi ab sëy bu tasee da ngay nangu ni tas na sénégalais yi ak moom sëy bi tas na kaay ma jiite leen kaay jiite ñu da koo gën a neex boo demee ba sénégalais yi bëggatuñ la Macky nan jël suñuy ki clic ak suñuy clac ñu abal leen dem sax toxu dem feneen bañ a nekk Sénégal parce que bu ñu demee ba bëggatuñ ni nañ dem nag parce que nit boo koy jiitee fukki at ak benn bu mu dese la fi loo xam ne benn at kese la nga dem ba ñoom bëggatuñ la foo dem ñu lay yuuxoo nga dem ci élection région yépp voté contre yow département boo dem voté contre yow sa campagne bi ñemewoon a wàcc ci terrain bi parce que foo dem dañ lay yuuxoo mais yow bu fekkente ne yow am na tuuti dignité bu nekk ci yow mais da ngay gis sa bopp man à sa place dama naan ko mais fixer ay date pour organiser les élections anticipées pour daal di organiser élection présidentielle anticipée ndax dem sa yoon ñu ko buñ la bëggatul da ngay dem man comment bañ ma bañ la sénégalais yi bëggatuñ Macky Sall kon Mimi Touré yow kon Marième Faye Sall la première dame waxal Macky Sall ne ko sénégalais yi doyal nañ comme sénégalais yi doyal nañ Macky bul xëccu di xëcc loo xam ne musiba lay indi ci réew mi kon na wax président de la république que li nit ñi mënta nangu mooy ñu gañe ko mu daanu ba ne lañar jóg faxasu ba noppi ne wàcc ma maa daan koo daan da ngay féete kaw waaye féete suuf ne wàcc ma maa daan kooku kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko nangoo ëllëg donc moom bu fekkente ne bëgg na jëkkëram génn par la grande porte moom Marième Faye Sall na wax dëgg Macky Sall ni ko Macky nguur gi jeex na ba nii ñëw 2012 65% sénégalais ñoo nekkoon suñu ginnaaw fu ñu dem ñu nuy tàttagal di nu tàccu di yaa am yaakaar ci ñun li leen liggéeyal doyu leen
am nañ yaakaar ju tas moo tax ñu voté ni ñu voté ñoom ñëpp taxaw voté opposition bi lii mus sa am Sénégal koo xam ne 2 ans yu matul moo la dese ci nguur gi nga ñàkk ni une élection législative en 98 Abdou Diouf ñàkkoon na élection législative ba ñëpp gëm ne ñàkk na nguur gi mais àggul woon fii en 2007 également c' était la même chose bi Abdoulaye Wade di gagné ñëpp nee nañ mu ngi jeexal parce que ni mu gagné nii wàcc na wàcc bu métti ñu dem ci élection locale ya mu firndeelaat ko ñu dem élection présidentielle 2012 mu ñàkk kon képp kuy wax dëgg na wax ni lii bëgg lii xeeñ nii taal dëkk bi la nar a andi kon nag moom Marème Faye Sall man jàpp naa ne jot na mu toog ak jëkkëram mu wax ko dëgg génne ko ci loxo tappalekat yooyu ak wurujkat yooyu nga xam seen intérêt donc moo tax ñu koy manipuler ba ko dugal ci guute goo xam ne dina taal réew mi bu boobaa moom du ci rëcc jëkkëram du ci rëcc seenu njaboot du ci rëcc kon nag bu ñu tiit ba taal di dëkk bi parce que ñun jàpp ñu ne ku jël nguur gi da leen a war a bunu xataal ñun gëmuñu loolu li nu gëm mooy nguur gi koo jël da ngay tegaat réew mi ci yoon li nga war a soppi yëpp nga soppar ñu ko pour réew mi nekkaat Sénégal bi ñëpp bëgg waaye tiit na ndax njombe yi mu def bari na bari goo xam ne dafa tiit ni buñ nangu boo opposition bi jëlee nguur gi ci moom lam defoon nit ñi daañ ko fayu looloo tax Macky Sall tiit et puis avec l'appui de la France parce que France ñoo nekk ci ginnaawam di ko manipuler di ko def loolu li mu bëgg a def oui parce que France intérêt yi mu am Sénégal moo tax mu bëgg président buy xalaate ak bu ñuy manipuler comme Macky Sall bëggul ku fi ñëw ne man sama boppam ma la gënal du bañ naa la daal di tegaat mbir mi ci yoon ñu xoolaat coopération bi nan lay demee mu nekk win-win ku ci nekk am ci li nga ci war a am loolu la France di bañ parce que France li mu bëgg mooy di continuer di tibb suñu zircon di tibb suñu pétrole di tibb suñu gaz ba noppi nag di ndóolal Sénégalais yi buñ élection jotee ñu xëpp leen xaalis pour ñu voté laat ñu fi nekkal France ak ñi nga xam seen bopp lañ fi nekkal ak seen i jegeñaale système boobu la France bëggul mu jeex système boobu nag la Sénégalais yi doyal te ñoo moom seenum réew kon képp kuy wax dëgg na wax dëgg Macky Sall beneen bi nag mooy magistrat yi ñoom nañ xam ne dëkk bi su tàkkee ci seen i loxo bu ëllëgee duñ ci mucc kon nañ artu balaa mbir mee jéggi daywa te aujourd'hui li xew nii kenn du ko fi nangoo pour jàmm am il faut ñu régler il faut ñu respecter sartu réew mi li luwaay réew mi wax ñu respecter ko suñ jëlee ci cas bii article LO 142 bi dafa wax ni le mandataire am na droit xool lépp luy PV yu jóge ci région yi loolu la mandataire opposition bi Yewwi Askan Wi dem ne da koy def moom ak le mandataire de Wallu biñ demee le président de la cour d'appel bañal leen ko kooku du jur jàmm parce que ñun dañuy wax ne jàmm day lalu ci dëgg suñu tegee mbir mi ci yoon bu ñu gañee opposition bi dina ko nangu mais suñu tegul mbir mi ci yoon opposition du ko nangu te bu ay xeex amee ba ay dee am fi ba dëkk bi tàkk magistrat yi am ngeen ci responsabilité bu rëy kon nag teg leen mbir mi ci yoon parce que ba ngeen di jàng xamu leen kuy Macky Sall ak kuy keneen ak keneen da ngeen doon jàng pour mën a teg mbir mi ci yoon atte sénégalais yi ci dëgg parce que réew bu justice ba nërmeeloo mooy réew bi nërmeeloo na kon nag magistrat yi yéen ñi ngay wax ak yéen man je lance un appel au président de l'UMS mu wax ak magistrat yi de la cour d'appel de Dakar pour que ñu toog teg mbir mi ci yoon li code électoral bi ñu wax ñu def ko ñu respecter lois et règlements du pays bu ñu bëggee jàmm suñ ko deful réew na tàkk te dañ ci am responsabilité. maintenant nag je termine par les sénégalais gis nga sénégalais yi da ngeen a gis réew mi ñu koy yàq ngeen di muñ ñuy taxaw di leen wax ne ñu ngi yàq réew mi ñu ngi jaay doole Macky Sall di jàppaate di jaay doole di tëjaate di rayaate ci di rey ay nit ay sénégalais woon defuñu ko dara di tuumalaate ñoo xam defuñu ko dara mu leen di fat te àgg leen fu leen yàlla àggul yéen sénégalais yi ngeen ciy teg seen bët Macky Sall nekk ci jaay doole bu métti ba noppi nekk ci tamit di yàq alalu réew mi ngeen di gën a ndóol prix yi gën a saf ku de ñu bëri léegi ci yéen mënatu leen a añ mënu leen a reer wala ngeen togg añ tibb ci reer waaw léegi nag jafe-jafe yooyu am ba tax ngeen dem voté loolu wax ni système boobu doyal ngeen ci léegi nag bu ngeen seetaanee ba Macky Sall loolu ngeen voté mu dem foqati ko jaay doole ni moom moo gañe ten gañe ko bu boobaa ëllëgee bu leen lu leen dal bu leen ko jooytu fenn ñun li ñu wax mooy ñun Macky Sall lu mu ko jaral pour yàq réew mi ñun war nañu koo jaral pour que yëf yi jaar yoon li ñu bëgg mooy li ngeen voté yéen sénégalais yi ci région yépp dañoo bëgg ñu respecter vote bi ku ci nekk li nga voté ñu calculer la ko ki gañe gañe ki ñàkk xam ne sénégalais yi ñoo moom seen réew mais du ñu nangu mukk ñu def élection boo xam sénégalais yi massivement dañoo voté pour benn camp muy l'opposition ñoom ñu bëgg a jaar ci ay pexe jaar ci ay tappale pour foqarti
victoire opposition bi alors que yéen sénégalais yéen a leen ko jox kon ñu ngi leen di lancer un appel pour wax leen ni lépp lu mu jaral Macky Sall pour jalgati yéen seen vote bi ngeen am wax ne da ngeen a bëgg a jël assemblée nationale bu leen fi nekkal bu fi nekkalul pouvoir bi loolu moo ba tax ngeen voté ni ngeen voté partout dans le pays bu ngeen taxawee seetaan ba Macky Sall def lu ko neex fokkarti seen victoire boobu bu ëllëgee bu leen mere kenn kon li leen di wax mooy taxaw leen tem te ngeen déglu ñu bu fi jaayee doole dañuy taxaw jàmmaarloo ak moom parce que moomu réew mi li mu bëgg a def nii kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg parce que Macky Sall moom bi ñu koy fal bu ñu ko defoon nii du mës a falu réew mi démocratie bi fi nekk Macky Sall da koo bëgg a nërmeelal jaay doole imposer une dictature personne ne l'acceptera kon nag ñu ngi woo askanu Sénégal pour que ñu taxaw fi ñu war a taxaw donc wax leen ni hold up électoral du fi amee déclaration bii Mimi Touré def ba mu jur jiixi jaaxa bi am ci réew mi ciy tappale te wóor na ko ne moom lim lépp gañewu ko. mais démb si déclaration Mimi Touré gis nañu soxna Aïda Mbodj tontu na ko nee na Mimi bu muy def déclaration di wax ne ñoom ñoo gañe mi ngi paniqué te nee na li ko waral tam du lenn lu dul rek daf doon def appel au secours mooy camarade yi ngir ñu mën a xool nan la ñuy def rek ba déclencher processus bi nga xam ne mooy processus de la fraude. effectivement da nga koy dëggal. mais loolu moo am Mimi Touré déclaration bi mu koy def da nga koy xool xam ne nii moom miy wax sax gëmul li muy wax da nga koy xool ndeysaan visage bu triste. parce que du coono ci ko xam du coono campagne de booba daa tiit ñoom dañoo tiit c'est-à-dire vote bi da leen a bett ne Sénégalais yi voté da leen a bett mosu ñoo xalaat ne Sénégalais yi meree nañ leen nii xam nga Sénégal toujours bu ñuy voté di sanctionner régime dañuy bett régime bi def nañ ko Abdou Diouf en 2000 def nañ ko Abdoulaye Wade en 2012 Macky Sall nag dañ ko signaler rek ay signal lañ ko jox ci législative yi mais incha allah 2024 lay gën a tar 2024 incha allah du gis biti parce que Sénégal boo xoolee changement yi toujours dafa am ñu koy wone maanaam diaspora bi ñooy annoncé changement bi lu ci ëpp te gis nga diaspora bi fépp dañ fa gagné Macky Sall à part une zone en Afrique boo xam ne man tey na sama xel sax tax ñu gagné fa mais dans toute l'Europe l'Asie l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud fépp lañ ko gagné fépp la il a été laminé te pourtant foofu yëpp moo fa gagné woon 2012 mooy boobu ba mu koy gagné loolu la diaspora bëggoon na woon Sénégalais yi léegi nag bu ñu paree villes yi les grandes villes ñoo ñëw dolleeku ci les grandes villes ont voté massivement contre Macky Sall léegi xam nga luy signifier avec ce qu'on appelle l'effet d'entraînement mooy Sénégalais day bëgg a bokk ci ndam li en 2024 incha allah les villes vont renforcer l'écart villes yi dañuy continuer def li ñu defoon parce que ñu bëri ñu ngi doon xalaat ni Thiès par exemple Thiès day dellu ginnaaw ci li mu sanctionné woon Idrissa Seck mburoog soow ci local yi xam nga ñu bëri loolu la ñu waxoon xam nga dañoo nangu woon ville bi bàyyee ko département bi ñu ñëw ci législative yi ñu gagné waat ko ci ville bi fokkar ci département bi aussi dolli ci kon vote bi daa gën a métti léegi nag incha allah présidentielle dañ koy gën a taralaat maanaam écart yi la ñuy yokk dans les bureaux de vote léegi nag bu ko defee village yi am di ñoom yëguñu woon ne Sénégalais yi bàyyi nañ Macky Sall ñoo naan ñun loon ci xamoon ñun kat neen voté nii xamuñ ci woon dara ñoom village yi bëri tey ji benn journal nee na ma dàmbuj bu ñu defoon vote bi ñu def nii ci législative bu ñu ko defaatoon suba mun ma même localité yi mu gañ day ñàkk ñoom ñëpp fi mu doon xamuñu woon ni maanaam dañoo voté xamuñu woon envie xamuñu woon ne Sénégalais yi bàyyi nañ Macky Sall léegi boo voté amaatee ñoom village yooyu voté woon Macky Sall sax dimbali ko ba mu am li mu xaw a am nii ñoom dañuy ñëw dooleeku si ci ville yi ni mu voté loolu moo tax Macky Sall dafa tiit googu mu tiit moo tax mu bëgg a foqate assemblée nationale bi wax ne moo gagné par force pour mën a def modification constitution bi ak yeneen affaire peut-être sax pour proclamer wu monarque loolu la bëgg bu ko defee dootu demati élection parce que Macky Sall mii ma gis man gëm naa dootu ñemee demati élection lim nar a def mooy foqat ci wax ni moo gagné bu paree changer assemblée nationale bi def lu ko neex léegi nag daal di changer loi yi yëpp pour ne loolu kenn du ko fi nangu la tey kenn du ko nangu ëllëg ci xeex rek lañ jëm te bu ñu xeexee kenn du ci mucc kon ñi ngi wax sénégalais yi que bu ñu seetaanee ba Macky Sall foqarti victoire bi parce que leer na nañ képp ku dul naafeq xam nga ne Macky Sall dañ koo gagné képp ku dul naafeq leer na nañ ne Macky Sall dañ koo gagné foqarti bi mu bëgg a foqarte nag bu ñu seetaanee ba mu foqarti ko bu ëllëgee bu kenn jooy bu kenn ihe kon fii la ñuy taxaw jàmmarloo ak moom waajal leen ñu jàmmarloo ak président Macky Sall parce que moomuñu kon sénégalais yi toog leen déglu ñu xool ndax Macky Sall moom réew mi moom ak ay magistrat ñu xool ndax Macky Sall moom réew mi ak ay conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy waajal pour valider les résultats qui sont truqués dans beaucoup de zones du pays surtout dans le Fouta personne ne l'acceptera donc lii vraiment il faut ñu leeral ko sénégalais yi pour mu leer nañ seen bopp ñu ngi taxaw teel pour ñu jaarale mbir mi yoon bu dee bëgg nañ jàmm bu ñu bëggul jàmm luñ ci bañul ñun bañ ñu ko ci